mbokki Sénégal yéen ñi nekk fii ci biir réew mi wala ca bitim réew foo leen mënti toog mu nekk ci seen kanam mu téléphone portable wala sax seen télévision tuñu seetaan yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale ni ma leen ko xamalee seen bloc d'information léegi ubbi ab xar kanam gu yees maanaam ci wax li jëm ci mbirub gox-goxaan yi ab jogante gi xam ne ñoo ngi ko ci waajal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 laataa ñu see yegg nag dinañu jéem gox gu ne ñu jéem xool ñan ñoo fa ne candidat yi ñu boole leen ci plateau bi ñu toog waxtaan xool lan la ñu war a mën a andi ku nekk ci programme am waaye itam nan la ñu war a mën a def ba soppi xarkanamu gox yooyee tey nag dañuy dugg ci benn gox boo xam ne yenn saa yi dañuy mel ne lu koy xawti fàtte politiciens yi fa nekk yenn saa yi dañuy wax ne dañ leen dul gis bu baax a baax maire ba moom nee na moo ngi def ci li mu mën gox googee di Ngexoox nekk ci diggante Saly Mbour ak boor yu ñu mel ci wetu route nationale bi kii ñuy dalal ci plateau bi ngir waxtaani Ngexoox googee di Ameth Diallo doomu dëkk ba la nekk ku fa jànge laata moo génn fii ci dem bitim réew yeggali jàngam ak itam ay mbirub liggéey dellu soit ci biir Sénégal ne léegi day xëccoo ngir mën a bokk ci ñiy yore goxam googee di Ngexoox Ameth ñu nuyu la dalal ak jàmm ci plateau bi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp di fas yéene am émission bu am solo. boo xamante ne ñëpp nañ ci am njëriñ. Ameth coordonnateur Ngexoox bu bees. plateforme Ngexoox bu bees nekk itam coordonnateur plateforme gox yu bees. effectivement nekk itam koo xam ne ci li ñu mujj dégg wàllu askan wi da koo jël ne moom da ko investir ngir mu bokk ci ñuy xëccoo seen gox googee Ameth li nga boole mouvement parti politique est-ce que nekkul loo xam ne day mujj nekk lu furtu. waaw bon je pense que leeral moo si am solo. Je suis le coordonnateur de Ngexoox yu bees. donc muy nekk benn mouvement politique boo xamante ne ñu ngi ko créé à Ngexoox depuis des années. 3 ans et quelques. mu nekk benn gis-gis bu ñu am mooy politique ñu ngi koy defee ci gox-goxaat yi mooy ku bëgg a changer sa dëkk. ku bëgg a changer Sénégal nga bëgg a participer dans le développement de ce pays il faut partir de nos localités. donc loolu tax ñu créé woon Ngexoox bu bees gëm ni bokkuñu ci parti politique bokkuñu fenn lu ñu gëm rek mooy na fexe ba Ngexoox dox. nekk benn philosophie politique bu ñu gëm di ko doxal ba élection yi di waaye jot ñu ne ñun kat liggéey bi ñu def Ngexoox. ak yéene gu ci am vraiment suñu sañoon doomi Sénégal yépp aussi doxalee noonu seen gox. donc ñu am benn initiative lancer une coalition nationale. où l'ensemble des jeunes yoo xamante ne ñoom tamit ils ont le même engagement au niveau local ils ont les mêmes visions ñu boole suñu doole jël gis-gis boobu ne Sénégalais ah ñun ndaw dëkk bi ñun acteurs politiques yu bees yi lii la ñu proposé Sénégalais yi donc loolu moo tax gox yu bees juddu donc mu aussi ñu am parti politique yoo xamante ne ils ont mis à disposition leur récépissé ba pare jàppale ñu ci liggéey bi donc ku ci mel ni professeur Doudou Sidibé à Paris ku ci mel ni maître Abdoulaye Tine aussi avocat à Paris donc ñu ñëw jàpp ci vision boobu donc loolu moo tax gox yu bees juddu gox yu bees ngeen mujj dem ba ànd ak waa wàllu askan wi. waaw wàllu askan bi ànduñu àndoo leen au niveau local le candidat Ameth Diallo a été soutenu par la grande coalition Wallu Sénégal. Mais c'est gox yu bees qui va porter ma candidature. Maintenant, c'est une coalition accord de coalition entre deux coalitions. waaw wàllu Sénégal ak gox yu bees ñaari idéologie est-ce que benn la parce que soo waxee wàllu Sénégal nit yi dañuy wax ne ay partis politiques ñoo dajaloo ne dañuy def benn coalition xool ni ñuy dem xëccu jee lenn ñu wax gox yu bees mu nekk ay jeunes yoo xam ne mouvement la pour se détacher de la politique moom moo tax ngeen taxawaloon loolu ndax ku wax mouvement la majeure partie on te dit ndaw yi dañoo sonn ci politique politicienne bi nit yi di def ñu wut seen ay mouvement est-ce que soo demee ànd ak waa wàllu Sénégal alors que ne ñee dañ la porté woon jox la yoon doo trahir idéologie. waaw donc damay leeral. waaw dama ànd ak waa wàllu ñoo jàppale sama candidature. c'est gox yu bees qui porte ma candidature. xam nga mënoon na am possibilité dem coalition yu bëri comme mouvement yi. nu ñu demee yenn mouvement yu ngeen xam. dem ci Yewwi yenn muskaay dem ci wàllu. dem déposer seen candidature à la candidature sinon le meilleur profil ils peuvent être choisis par ces coalitions. et dans les discussions. Beaucoup de coalitions m'ont proposé de venir pour ñu porter sama candidature. mais ne man ak lu mun di am même su ma amul benn partenaire gox yu bees mooy porter sama candidature maintenant gox yu bees porter sama candidature ba pare képp koo xamante ne bëgg nga ci jàpp. soo ñëwee suñu waxtaanee ba ñu xam ne suñuy gis. bëgg nga ci jàpp wala bëgg nga gën a. non bëgg nga ñu gën la dooleel yow. non man gox yu bees moo koy porter ma waxtaan ak nit ñoo xamante ne ñoo bokk dëkk bi. au niveau local. ñu bokk gis-gis ñu xam ne kat suñu joxantee doole
dina gën a dox. donc loolu aussi dañ si ànd ak ñoom au niveau local principalement parce que ku nekk sa biir gox yaa xam nu muy doxee parce que gis nañ ñoo xamante ne balaa élection yi ma xam leen bu baax ñu yàgg waxtaan ñu ne ma diw du ma ànd ak moom mukk parce que diw gëm naa ni baaxul si dëkk bi waaye ñu dem ba si biir seen parti ne day am coalition ñu ne man kat parti bi lu mu wax laay dem mel ni ñu amuñu xel di xalaat am ñoo xamante ne c'est la veille laa dem seen kër toog ñu ne yow la ñuy àndal joxe seen accord mais ëllëg ñu dégg coalition am na rek mel ni nekkatuñu ay nit ñu am indépendance mais politique la c'est assez compréhensible su fekkee ne ñoom ñuy dox ak lii keneen ki di dox moom lañu àndal mën nañu ànd ak moom je comprends oui mais quand une personne devant toi te dit que man je suis une personne indépendante man nit ku libre la man kenn mooma man parti moomuma man sëriñ moomuma waaye man maa tànn ne yow la àndal mais ku dem ba dugg ci parti politique rek Ahmed dawaa ñu dégg ku dem ba dugg ci parti moomatoo sa bopp su ma terminé moomatoo sa bopp non indépendance amatu fa xam nga ku wax xam nga su la neexee nga ne amul waaye ku toog wax laa la wax ku toog wax xam nga ba pare parti bi wax parti tënk la moo tax ñu ne ñun si yooyu moo tax il faut que ñu libre parce que sans la liberté munoo defar sa dëkk fekkee yow da nga gëm ne dëkk bi lii moo koy defar am na ñu ko def sax ñoo xamante ne maire bu fa nekk tey ñoom dañu ne woon maire bi baaxul si dëkk bi loolu sa avis la non ñoom ñoo ko wax dama lay expliquer non je t'explique ñoom ñoo ne maire bi baaxul si dëkk bi du ñu ànd ak moom ñu dem ba si seen kilifa si politique ne la dañu ànd ak moom te ñoom leer na leen ku ñu jàppale baaxul si dëkk bi. non peut-être présenté nañ leen lu ponctuel loo xam ne non mën nañ leen andil programme lu wax dara lu wax dara képp koo xam ne da nga dem ba changé am na loo xam ne war nañ la ko teg ko ci table bi war a leer nga dem du ma lay wax nii soo ñëwoon Ngexoox laaj ko waa Ngexoox na nga ne ñii ak ñii ak ñii ñu doon wër dëkk bi mais du ñu ànd ak maire bu fa nekk parce que baaxul parce que gis nañ li mu def si wàllu suuf bi gis nañ ne dëkk bi ñu fal la depuis 8 ans amoo sa oto. non tam déglu ma tuuma yi loolu dinañ ci. ñu fal la depuis 8 ans amoo sa oto léegi nag baaxul si dëkk bi doo ànd ak moom teg na ay partenariat yoo xam ne war na tax ba seen mbalit ak ñu yooyu noonu assainissement ñu war ci mën a avancer ma fàttali leen nekk ñu dalal tey ci plateau bi Ahmed Diallo la nekk coordonnateur coalition gox yu bees nekk itam njiital la plateforme bi ñuy woowee Ngexoox bu bees moom la ñu dalal tey ci plateau bi war a waxtaanee lu jëm ci élection locale yi foofee ca gox boobee ci Ngexoox xam ne ki ko jiitee ci maire bi mooy honorable député Pape Songué Diouf moom moomee dinañu waxtaan ak moom ngir xool nan la ñuy def itam ba mu yegsiwaat ci plateau bi ngir andi ay tontu ak ay yeneen leeral ci lii xew foofee ca dëkkam. sant ko bu baax gën ko moom Serigne Modou Mbacké Niang ci xibaar yooyu mu ñu andiloon ci marax gi mbokk yi ñu dellu si waat ak jàmm ci seen bloc d'information la totale ni ma leen ko xamalee li ñuy waxtaanee tey jëm ca gox bi ñuy woowee Ngexoox opportunité ya fa am waaye itam défi yu ñu fa war a relever laata ñu yegg si ci élection locale yu 2022 yile ngir waxtaanee loolu ñu am mbégte dalal ci plateau bi Ahmed Diallo nekk njiital plateforme bi ñuy woowee Ngexoox bu bees nekk itam coordonnateur coalition gox yu bees mbokk yi pour waxtaan ne Ngexoox faw ñu jox kàddu gi ña dëkk ca Ngexoox ci boppam ñoom ñu wax leen lan la ñu gis ci Ngexoox nan la ñu jàppee ne Ngexoox noonu lay doxee itam lan lañ ci xaar ci maire ba fay toog wala ka fay toogaat loolu yëpp mën na ne ngir loolu nag mën a am jox nañu suñu correspondant ca gox ba di Mountaga Kane mu dem ca biir Ngexoox doxantul ñu fa te tàllal micro ay yenn ci ñu dëkk ca zone ba joxe nañ seen avis ci li fa xew ñu teewlu ko léegi ñëwaat. bon conseil yi aussi foofu li ma ci mën a wax mooy du ñëpp ñu mën a dugg mais nag il faut ñi dañuy muñ ñi bàyyi ñi dem ñi mën a dem ñi mën a dem toog buñ découragé buñ arrière buñ yoxot parce que dëkk bi benn bopp la te mën na su wax ñaar. ñun lu suñuy mbëbët mooy ñu am ay place liggéeyukaay jigéen ñi marché bi gën a yaatu jigéen ñi di am fu ñuy xëy projet yi gën a yaatu ñu am fu ñuy liggéeyee loolu daal lañ bëgg. waaw bëgg nañoo nekk ay conseillers waaw te yàlla na ko yàlla def incha allah jigéen ñi am nañ ci place bu baree waaw ndax parité bi tamit moo ngi fi. waaw politique moom xumb na fa jax na lool dëgg ñu ngi préparé di kenn ku ne di jaabal kenn ku ne daal say ngànnaay
pour jublu ci liggéey bi. liggéey bi nag ñi xam mooy ñetti candidat lañ xamagul muy le maire sortant Pape Songa Diouf ak ñi nga xam ne ñoo topp ci moom muy Malick Gueye ak un jeune ingénieur en télécommunication qui s'appelle Mohamed Diallo moom aussi candidat la ñu kenn ku ne yaa ngi def say affaire def say manière pour taxaw waaw ñu daal dëkk bi daal xumb na daal. affaire yi amul problème amagul problème fii ñi ko xam li ñuy xaar ci maire bi la ñu mooy sécurité surtout sécurité daal la ñuy xaar ci moom parce que bon li des mooy peut-être da koy def en collaboration ak état bi donc il faut une sécurité loolu amoon na sax une début de solution maanaam defaroon nañ une brigade ba tabax ko ba pare. ba ñu war ñu envoyer des éléments loolu ñu ngi koy soññ le maire pour mu gaaw. tool yi aussi dafa daw tool yi arrière na ndax dëkk bi moo màgg dëkk dàq tool dàq forêt mbay mi arrière yàlla sàmm ki arrière bu ñu mënee am bu forêt suuf amee fu ñu mën a liggéeyee dañuy liggéey moom. kon nag dégg nañ ko noonu ñu yewoo ca Ngexox joxe seen xalaat ca dëkk ba la fa xew niñ ko waxee jigéen ñi gën a ci seen bopp ci mbir mi maanaam dëkk bi ni muy doxee ndax on est dans un monde boo xam ne jigéen ñi léegi dañu bëgg gën a affirmé wu maanaam gis nañ ko fii biir Dakar caucus des femmes leaders ñoom nee nañ dañuy samp nit sax ngir mu doon maire Dakaru parce que loolu lañ bëgg biir Ngexox jigéen ñi seen taxawaay yéen ñi xam ne da ngeen taxawal seen coordination wala plateforme tuddee ko Ngexox bu bees nan ngeen jàppee neen mën ngeen taxawu jigéen yi xam ne ñoo ngi yeewoo ca biir dëkk ba donte maire bi am na lu muy def. waaw maire bi est-ce que am na lu muy def loolu leeruma. waaye lu ma leer mooy jigéen campement Ngexox ñu ngi góorgóorlu campement ku fa ñëw surtout fajar nga xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañ. ci télé bi ay 4 heures du matin ñu ngi jóg ñii di dem ci toolu guana yi ñii di dem di wuti ay jën ñii di wuti lu ñuy jaay su ñëwee nekkaat ci dëkk bi fi liggéey. wàccu dem seen kër yi yor kër yi di jàppale bu baax a baax seen kër yi. loolu tamit moo tax bu ñu ñëwee taxawal Ngexox bu bees ñu ne dañuy am benn programme pour les femmes spécialement. mooy ànd ak jigéen ñi waajal développement bu ñu bëgg ci Ngexox. ñu def un programme où on va avoir 50 groupements de femmes yoo xamante ne ku ci ne nañu defal formation yoo xamante ne ci domaine boo bëgg. en général formation yu ñuy def mu ngi jëm ci transformation. produits alimentaires wala produits yoo xamante ne pour setal la lu jëm ci ay saabu façon saabu yu bëri lu jëm ci ay eau de javel aussi defar ay tube aussi jardinage donc formation yooyu ñu defal ko plus de 50 groupements de femmes groupe bu nekk aussi ñu jàppale la jox la lu ñuy wax un microfinancement jox la benn montant boo xamante ne day renforcer sa capacité lu nga jàngoon nga mën a yokk liggéey bu nga ciy def mën a continuer di produire ba pare nag ñu fexe ñoom ñëpp ñuy am këyitu GIE. parce que ñu formaliser wu parce que suñu formaliser wu après au-delà de ce que Ahmed Diallo ak waa Ngexox bu bees lu leen di jàppale mën nañu dem prétendre à d'autres sources de financement venant des ONG ou venant de l'État. maintenant loolu mooy dynamiser leen ñu nekk ci yoonu liggéey am xam-xam tegu ci yoon bi parce que ëllëg aussi suñu projet pour Ngexox c'est de s'appuyer sur les femmes pour ñu créer emploi ci dëkk bi. laata ngeen di nekk ci tàmbalee xëccoo bi Ahmed est-ce que def ngeen dara pour jigéen ñi est-ce que def ngeen dara pour Ngexox ndax yenn saa yi day yomb torop sànq ba ngay tàmbale yaa ngi wax ne nii maire bi est-ce que def na dara wul ma. waaw lu ma la wax nii léegi mais fekkee am nga déggin. ku jël 50 groupements de femmes nga tey sax am na lu ñuy waajal c'est-à-dire. ñu ngi waajal samedi. mais 50 groupes de femmes loolu sa programme la nekkul loolu. non lu ma def la. lu ngeen du def ba programme noppi la dama lay expliquer maanaam fu mu toll nii am nañ 50 groupements de femmes yoo xamante ne loolu moo nekkoon programme bu ñu nekk candidat avant même. parce que Ngexox bees c'est un projet politique et de développement. développement mooy lépp lu ñu mën ci jëkk bi mu jëm ci développement te taxul ñu falu ñu ngi koy def tey loolu dépassé na 50 groupements de femmes mais bu ñu koy commencé 50 moo nekk léegi. ñu ne 50 groupements de femmes ñoom ñëpp nañ leen defal formation. ñoom ñëpp nañ leen defal microfinancement ñoom ñëpp nañ leen wutal ay kayitu GIE. donc loolu bu ñu ko defee ëpp na ko tey ñu war a def benn remise de dons de fourniture plus de 1500 élèves ñu leen jox fourniture ñenn ñi jàppale leen ci inscription. mais loolu liggéey boobu ci groupement de femmes yooyu ñu formé ci lañ koy basé. pour ñoom ñu dugg ci dëkk bi xam nañ ñan ñooy néew di doole ñu jox leen loolu parce que liggéey Ngexox bees nag ku ko gis xam ne jigéen ñi ñoo ci ëpp doole. parce que defoon nañ le congrès des femmes de Ngexox bu bees fee ci Ngexox fu ñuy wax Bayal Pikine regroupé plus de 500 femmes leaders ñoom ñëpp ñëw exposé waa Ngexox yëpp liggéey bu am solo bu ñu def ak ñoom at yi yëpp. ku ci exposé du meeting da nga gis produit yi rafet wane savoir faire wane mën-mën wane bëgg développement donc loolu dama leen di wax ñoom. na lii nii ñuy def
falu ñàkk falu dañ koy def parce que mooy suñu yéene mooy suñu participation développement dëkk bi beneen aspect bi c'est l'aspect politique c'est-à-dire lépp lu ñu mën aussi da am limite parce que une personne lu mu am volonté am na loo xamante ne du ko mën ci dëkk moo tax mais mën na waxtaan ak ki fi ne ngir mën a liggéey non ku fi nekk mën nga waxtaan ak moom c'est pas parce que nekkoo ci kaw rek doo waxtaan ak ki ci kaw ku fi nekk mënul déglu waxtaan amul xalaatu defar parce que déjà am na xalaat defar ndax ay projet bëri na ci gox mais non loolu nañ ci ñëwaat yow su la neexee tey nga nekk avocat am di ko limal ay projet wala di ko defal bilan non du question avocat je parle de li mu wax ma ne la waa Ngexoox xam nañu bu baax lu mu fa def ak lu mu fa deful waa Ngexoox nag soo leen laajee dañuy séparer parce que Ngexoox ñu yeewu ñoo fa nekk xam nañ lan mooy projet état projet Macky Sall xam nañ lan mooy projet mairie boo xamante ne si budget mairie la ko jël voté ko loolu nag soo demee laajte leen ci loolu lim bi du weesu 5 baaraam yii soo xoolee du ko weesu donc loolu moo am Ngexoox maintenant lu ma ne soo jëlee ay groupement de femmes lu ëpp 50 dafa leen loolu yëpp te faloo go waa dëkk bi tekk seen bët gis ne waa Ngexoox bees ñoo def lii ñu ne nag lu ñu bëgg mooy femmes yi ànd ak ñoom créer des micro industries ou des mini industries mooy jigéen boo xamante ne tey dimbali nga ko mu def formation transformation de produits alimentaires nga fexe ba mu am benn machine bu dee Chine la jógee wala Dubaï wala Turquie nga jël machine yooyu ne ko tey lu ngay produire da ngaa bëgg ñun dëkk bi benn pourcentage lu ñu rexee wala lu ñuy ndékkee nga xëy defar bu ko defee yow nga créer emploi parce que tey dañuy xëy war a ndékki bi nga xool ne farine bi mu nga jógee Brésil wala France te pourtant suñ jëloon foofu ay hectares ñu béy maïs wala blé boo xamante ne c'est adapté à notre réalité wala mil ñu jël produit yooyu def des ay mini industrie foofu di transformer produit nit ñi lu ñuy ndekkee day bàyyee ko foofu. xam nga des centaines d'emplois sànq ba ngay wax yaa ngi wax dañuy ràññee loo xam ne ci nguur gi lay jógee ak loo xam ne ci mairie bi lay jógee mais li ngay wax itam dafa jar ràññetle ne nekkul ay compétences yoo xam ne mairie bi mën na ko defal boom faw nguur def ko maanaam développement ak yeneen yi nga bëgg a def ay émancipation par rapport ak à la consommer local loolu ab projet la boo xam ne ca kaw la war a mën a jógee ñi nekk ci suuf mën a am nuñ leen taxawoo pour mu mën a yegg. non loolu tamit faw ñu jël ko en industrie mairie kese mënu koo taxawal. non loolu erreur la mairie mën na taxawal lu mu bëgg a taxawal volonté la ak gëm-gëm. non volonté mais attends je vais expliquer comment faire ça. soo nekkee maire nga am budget presque de 500 et quelques millions. budget bi nga jël lépp def ko fonctionnement mais su la neexoon tey nga ne damay jël 100 millions d'investissement annuel dans la création d'emplois ou la dynamisation de l'économie nga ne 100 millions yooyu du njëriñ lenn lu dul jël ay machines pour yokk production nit ñi mais loolu comme ko teree def kenn terewu la ko def xanaa yow nga préféré jël alalu dëkk bi di ko distribuer ay ngénte ak ay xew. parce que jàpp nga ne ci dëkk bi la ci dëkk bi la bokk seen social. dañuy am kees boo xam ne pour social la ci mairie yëpp la. mu ne loolu soo jëlee mairie bi yëpp nag daf ko social te social bi kat doo ko jaarale lu transparent da ngay mel ni yaa koy maye. day mel ni yow sa poche ngay jël ak sa baax di maye alors que xaalis dëkk bi ngay jël di maye. mais ñëpp noonu la ñuy def maire boo gis ma ne sooy maye am sooy maye turu Ngexoox bees mais da nga dañ yow yaa fay taxaw. déglu ma man su may maye. déjà waa Ngexoox nee nañu xamuñu Ahmed Diallo. su may maye Ahmed Diallo waa dëkk ba ràññewul. waaw loolu Pape Diouf moo koy wax xam nga bu ñuy commencer. on a une stratégie bien huilée bien efficace qui fait qu'aujourd'hui acteurs politiques kenn gënuñu ci fës kenn gënuñu liggéey foofu. maintenant maire bi moom moo doon toog ci émission yi ne xamul Ahmed Diallo naan bon Ahmed Diallo day taf ay photo ci dëkk bi waaye moom dañ ko xam ba pare def photo waaye tey soo commencé dëkk bi comme que tiit na moom tamit mu ngi commencé taf ay photom ci dëkk bi. non loolu campagne la non xam nga moom bu mu taf dara xam nañ ko. na dem dindi lépp. lu ma la bëgg a wax ne mooy actuellement ñun lu ñuy def xam nañ ko maîtriser nañ ko ñoom nag ñooy xaw ma jaxase c'est-à-dire même si wutin ngi sax dañuy xëy def seen gàngooru vraiment. Ngexoox fu mu toll nii amuñu chance ñu ko yor mënuñu doxal. dëkk bi ñoo ngi teg ay plan pour doxal dëkk bi ndax am na ay projets yu bëri. yow ban plan nga si xam projet non mais wax ay plan mais wax ma si benn bëri na ay projets léegi wax ma si benn xam nga non wax ma si benn Ngexoox amu leen stade moom wax na ne dina tax ba ngeen am stade. loolu mooy projet bu ñu fal 8 ans mu ne projet wax na ko mais stade Sénégal am ñoo ngi. léegi nag stade boobu may nga ma occasion amaguñu stade. loolu projet la boo xam ne taxawal na ko. may taxawulul dara may nga ma occasion taxawulul dara day wax rek may nga ma occasion ma plaider pour la jeunesse pour stade parce que ku ñu fal 2014 nga ñëw pare na benn final ne stade bi déwén fii la ñuy fubale stade bu bees bi
dina pare ba ñu fubalee final bi. non kenn mënu ca tabax non stade. attends mais moo ko promettre mais loolu ñëpp xam nañ ko. attends nga promettre loo promettre 2014 nga ñëw ba tey 2021 mur bu fa nekkoon dara yokku ca ba pare nag yàggul dara 2019 je pense mu wax jotaat na benn financement bu 90 millions pour def stade bi ba tey mur ba dara yokku sa gis nga grillage ñu fa defoon sax daanu na dam na yoonam c'est que nit bu ñu waxee pendant 7 ans ngay wax loo xamante ne dara amu ca nga continuer di ko wax. Ahmed am na projet yoo xam ne ce sont les projets lourds xam nga stade ku wax ne da nga koy defar doo tëb ne tey dama koy defar peut-être da doon wër financement am na financement 90 millions comme ni nga ko waxee ma ne dañuy def étude am leen loo xam ne dinañ ko xool càmbar ko ba bare duñ tëb rek peut-être ne dañuy samp dara moom entre temps ASC yi moo ngi leen di taxaw ñu nekk ca gox ba pour mën a lu ñu jëm ci seen épanouissement ak cadre de vie moo ngi leen di taxaw loolu da nga leen koy nangu non ASC yi football ñoo ngi leen di taxaw ñoo ngi leen di jàppale ci ko suñu jëlee ci budget municipal bi 7 millions pour distribuer ko ASC yi lamb geeg yooyu c'est bien c'est le budget municipal nekkul loo xamante ne c'est extraordinaire et puis 7 millions c'est très peu pour ASC dëkk bi yëpp ASC yi presque 25 ASC nga boole ci waa lamb bi boole ci waa basket bi boole ci Ngexoox football club ñoom ñëpp nga ne 7 millions nga leen jox ñu koy distribuer ñuy def ay 100 000 et quelques ñoo xamante ne benn match sax doy ko nga ne yaa ngi góorgóorlu ci ASC yi góorgóorlu ci dara te ñeneen acteurs politiques yu fa nekk ñun suñu alal bopp la ñuy dimbali ASC te nekkuñu di ko publicité ASC mooy am match ñëw gis la nga jox lu nga mën. parce que mais loolu c'est du mécénat loolu kenn bañ ko mais loolu sa yéene la donc yow mënoo jël alalu mairie bi jël ci lu tuuti séddale ko ASC yi mu nekk tokk foo dem nag di ko ndamoo parce que ñàkk xam wala ñàkk. non du question de ñaar xam nga tamit su ñuy def budget dafa am conseil municipal ñoom ñooy toog ne non ak koppar lii la ñuy jël dugal fii lii la ñuy jël dugal fii mais du moom conseil municipal bi la lu mu jox ASC yi 500 millions nga wax ne moom mooy seen budget loolu tamit nekkul dara parce que Ngexoox nekkul dëkk boo xam ne am nay milliards yoo xam ne dugg na fa ñàkk liggéey moo tax budget bi dépassé wu foofu te leen nag budget bi lu ko tax mu gën a dépassé wu foofu mooy contournement yi ak détournement yoo xamante ne day am ci suufu Ngexoox. yaa ngi def ay tuuma déglu ma yaa ngi def ay tuuma. man lu may wax dama koy assumer déglu ma rek ma leeralal la. tey suufu Ngexoox nit dina ñëw man bu nga dëkk bi ñu wax ma ay témoignages terribles parce que soo jëndee suuf ba pare da nga ko war a def mutation boobu dafa war a nekk 200 000. wala selon taille fekkee terrain bu mag la mu varié mais tey am na ñoo xamante ne tey nee nañ ma man maire bi daf ma yoral xaalis. ay at fayu ma ko. ma ñëw war a muter samay terrain mu ne ma boobu noonu. jëlee ko terrain yi mu defal la kayit bi am na ku ma ne Orange Money. laa fayee mutation ñenn ñi ne Wave la ñu fayee. te loo xamante ne déglu ma ay tuuma la yi ngay teg ci kaw maire bi est-ce que am nga ay preuve parce que wax nii rek. lu yomb itam déglu ma dama la ne dama dugg ci dëkk bi waa dëkk bi wax la témoignage yooyu yow soo duggoon ci dëkk bi nekk journaliste nañ la wax lu gën a gaaw loolu tey ñoo xamante ne. seeni suuf dañ ko nangu jox ko ñeneen du jeex Ngexoox tey ñoo xamante ne dañu jaayaat seen terrain parce que yàqamti nañ gaaw am xaalis du jeex Ngexoox man dama bëgg xam nga tey seen reportage bi da ngeen dem Ngexoox dugg ci biir mairie bi fekk foofu waa parce que jour boobu maa ngi woon foofu di defar suñu liste ñoom ñu nekk biir mairie bi waxtaan seen liste kooku dugg foofu rek jël ñu mu jël ñëpp waa mairie lañ bokk heureusement wax nañ fi ay waxu nit ay waxu yu tegu yoon. ay conseil municipal donc par la force ñu wax ñu nekk ci dëkk bi par la force ñu nekkuñu forcément des conseils municipaux. waaw mais man dama ni waa dëkk bi la par la force ñu wax lu mais nag soo demee dëkk bi bu leen ñëw rek dugg ci biir mairie bi da ngeen dugg ci biir dëkk bi laajte ngeen laajte wala ngeen laajte les victimes de Pape Diouf ñu am problème mu suuf ñoo xamante ne dugal nañ seen kayitu mutation depuis 1 an depuis presque 2 ans ñenn ñi ay 8 mois pour suñu kayit validé. 2019 ba léegi yaa ngi dal ci kaw Pape Diouf par rapport ak problème suuf moom leeral na ko ay conseils am leeralaat nañ ko wax lu leer nañ nee nañu suuf soosee ngeen koy tuumaal du moom loolu jamonoy Ablaye Wade la ba léegi te ñoom ñoo ngi def lépp lu ci war wax nañu président ngir mu déclassifier suuf yooyu noonu rek ñu mën ko defar. Assane dal nga xel de dangaa enquête wala dangaa gëm lu non mais dañu ay dañoo croiser source yi. Assane dangaa dañoo croiser source yi non dañoo croiser source yi dina xam ne xam nga la mu am nga xool encore plus grave am suuf mairie nu ngi koy joxee mooy délibération du conseil municipal le maire ne doit pas le donner conseil municipal mooy ne ah zone bi kat dëkk bee nga yokk léegi nañ jël zone bi ñu def ko ñu délibéré ko libéré ko préparé place u armel place u juma place u école loolu noonu yëpp bu ñu ko defee ñu jaarale ko fu mu war a jaar
de ministère de l'urbanisme ñu validé. ñu ñëw ñu doog a def lotissement. et nag lotissement yooyu noonu. mairie bi am lu mu ci moom. léegi nag commission domaniale di joxe par attribution. mais di demande ñu leen jox. mais Ngexox qu'est-ce qui se passe c'est le maire mooy dem gis nit am toolam tool boo xamante ne nit kee ko moom mu ne ko tool bi suñ ko daggee ma defal ay këyit ma jël ci benn part bu ko defee nag. noonu lay doxee mais kayit yooyu baaxul parce que le conseil n'a pas délibéré sur ces papiers. bëgg wax ne maire bi dafa nekk di soudoyer ay borom tool daggal leen ko da leen soudoyer nga bëgg a wax. ma ne borom tool sax mën na ñëw ne dama bëgg a dagg sama tool ñu comprendre ko. mais déjà procédure bu jaar yoon. c'est-à-dire tey soo amee sa tool nga nangu ñu defal la kayit yoo xamante ne jaarul délibération conseil municipal yaa ngi ci erreur. parce que le maire même fekkee kayit bi mun na ko jël mu bindal la defal la tampon nga am nga kayitu kër nga dem alors que. dans le papier il y a pas la délibération du conseil. ban date lañ ko baabul mais tey aujourd'hui loolu moo am Ngexox. kayit yoo gis yëpp amul délibération conseil municipal c'est le maire qui se sent tout puissant comme un roi qui fait des papiers comme ça joxe ay kayitu kër et puis mettre tout le monde en danger. d'accord léegi Ahmed ñu bàyyi maire bi parce que mënuñu nekk fii ngay dal ci kawam rek Pape moom dinañ ko. non man maa ngi moom su bëggee ngir mu su ñëw jour muy ñëw wax ko man nee naa na ñëw ñu débat. loolu mu toog fii ma toog fii loolu lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la waaw naka nangu rek loolu lu mën a nekk la pour yeggale parce que itam mënuñu nekk ci moom kese Ngexox ko wax sànq am na ko junju ne problème mu élargissement parce que dafa nekk zone boo xam ne dafa jege loolu ay zone yoo xam ne zone industrielle la zone économique spéciale ak ay yeneen yoo xam ne zone touristique la nan nga jàpp ne nan la ñu war a mën a def ba mën a développer économie boobu xam ne dina nekk ci biir Ngexox au-delà femmes yi ak industrie yu ndaw yi ngi fa bëgg a teg. waaw xam nga affaire suuf moom. ñu bëri ñu koy wax jàpp nañu ne comme dëkk bi suuf bee ngi jeex. nañ leen yokkal pour ñu am yeneen suuf yu ñu jaay. ma ne dëkk bi déjà nañu régler problème mu suuf yi fa nekk. balaa ñuy wax nañu yokk dëkk bi ci affaire suuf parce que dëkk yu ñu wër aussi ñoom am na lu ñu bëgg. parce que Ngexox particularité bi Sindian presque moo ko wër. xam nga Sindian mu ngi ne mais ay teen tubaab ay tàngis nga dem ba ngëriñ yooyu yëpp ci Sindian lañ bokk te pourtant dañaa wër Ngexox. donc ñooñu am nañ aussi seen bëgg-bëgg soit bëgg nañ bokk Ngexox soit bëgg nañ nekk ñoom tamit commune mais loolu nekkul question bi déjà lu ñu am. gestion bi permettre na ak intercommunalité. ngir ñu mën a dem effectivement mën nañu liggéey sans pour autant ñu jël seen suuf ne dañ ko rattaché Ngexox maintenant ñoom ñun lu ñu war a def biir Ngexox mooy ressources yu ñu am dërëm bu Ngexox moom mu jaar fu mu war a jaar. parce que tey suñu amee ay recettes yoo xamante ne duñ dugg ci budget bi loolu am na projet yoo xam doo ko mën a financer. mais nu ñuy doxalee nii beaucoup de recettes du fa jaar parce que duñ ko gis ci budget bi parce que am na feneen fu muy jaar maintenant si les gens préfèrent faire ça ñun dañu gëm ni loolu la ñu war a régler ba pare. suñ ko régler suufu Ngexox ñu maîtriser ko xam fu muy jaar def système d'information géographique. kër ku ko moom ñu xam yaa ko moom. benn nit benn terrain ñaari nit ñu ko moom. loolu moom vraiment. parce que et puis ñu dépassé loolu c'est un problème national. boo xam ne loolu dañ ko war a liggéey maintenant il faut avoir le courage de s'y attaquer. pour le régler mënoo jàpp ne rek que dëkk bi lii nga fekk ay registre di bind defal nga ñëw ñu ne kayit réer na mais loolu vraiment moo tax ma ne la. dématérialisation ñu gox yu bees yi ak jeunes yi maa ngi encouragé. il faut vous battre encore davantage. pour jël mairie yi parce que. ñi ni ñuy doxalee ñi di yóbbu Sénégal kan. moo tax ay acteurs yu bees ñëw Sénégal moo ngi dem ba léegi Sénégal moo ngi avancé peut-être loolu nga gis yow non Sénégal la ngi avancé peut-être dafa avancé pour ñenn ñi avancé wul ci ñoom loolu yow si ña nga bokk man de maa ngi taxaw di xool maa ngi laaj allahumma amin Ahmed sànq yaa ngi wax mbirub suuf mais pour dépasser mbirub suuf ba léegi parce que gis nañ ko mu nekkoon coow boo xam ne ci mois de mars andi woon na fi ay mbir yu xaw a doy waar ba président fi ab conseil présidentiel pour affaire emploi ak employabilité des jeunes ban liggéey ngeen jàpp ne war nañ ko parce que Ngexox nekkul ay jigéen kese nekkul ay màgget kese am na ay gone yoo xam ne suñuy moroom yoo xam ne ay jegamaar lañu soxla nañu peut-être ay yoon wala ay voies de secours yoo xam ne dinañ fa mën a dem su fekkee jànguñu sax ñu mën a am loo xam ne dinañ ko mën a def pour liggéey. waaw xam nga lu ñuy wax mooy création d'emploi la base mooy produire parce que dëkk boo xamante ne lu ñuy jëfandikoo yëpp defaree wuñ ko fa emploi du fa am parce que emploi nekkul ab magie wala luxus boo xamante ne xëy rek liggéey da ngay defar loo xamante ne am na ko jëfandikoo. donc lu si gën a njëkk mooy xool waa dëkk bi lu ñuy jëfandikoo déjà si marché bi lépp lu jëm si légumes lépp lu jëm si fruits xam nga dëkk boo xamante ne presque 60 000 personnes marché wa di alimenter ñooñu ñëpp. te kenn amul maraîchage léegi suñu xëyee dem beneen dëkk. wala ñëw ba Dakar jëlee fa ay légumes. ñëw jaayaat ko waa dëkk ba alors que suñu defal loolu jeune bi dëkk fa jeunes yi di
alimenter loolu si domaine yëpp nag mooy dëkk boo xamante ne aujourd'hui tout ce que nous consommons lu ñuy sol lépp jéemuñu ko. donc ngeen xool mel na manqué wul dara moom parce que am ngeen suuf am ngeen mbay bi moo ngi fa sàmm gi moo ngi fa. loolu kay xam nga tey. dëkk bi Ngexoox il y a quelques années c'est que màgg bee gaaw. village la woon boo xamante ne mbay sàmm yooyu. moo ko yoroon économie bi. mais entre temps dafa nekk ville. ville bu baax ndax mairie yi fa jaar notamment Pape Diouf. maintenant ville boobu non ville boobu xam nga la moo fa am mooy. nit ñi dégg turu Ngexoox mu neex leen. ñu ne dañuy ñëw tabax kër. loolu moo fa am maintenant nit ñëpp suñu ñëwee tabax kër. parce que tey da ngay dugg biir Ngexoox la moo lay gën a métti nit da lay ne vraiment damaa dëkk si Ngexoox mais sama kër gii su ma ko mënoon simpi dem taf ko feneen dama ko fay def parce que dama déggoon Ngexoox ñëw mais fii luñ ma jaay terrain lañ ma jaay mais bu ñu paree à côté amul lotissement bu baax. amul yoon amul lumière amul ndox prévoir une aire de jeu Ngexoox màgg bi yëpp xam nga lan la nit am alalam. jënd fa suuf day dëkk si campement Ngexoox jënd fa suuf tabax ko. loolu moo fa am dëkk bi màgg maintenant lu waa dëkk bi war a defal ñooñu dëkk si amagu fa yoon yi defaruñ ko ndox bi eggul fa ndox bi Charles Fall mi SONES ne woon na ñoo ngi leen di liggéey ñoo ngi liggéey ngir mën leen rattaché loolu leeroon qui est en cours que nous félicitons mais bu ñuy lotissé dëkk te am loo xam dañ koy waajal mënoo ñëw di jaay ay terrain rek nit ñi dëkk si après nga bàyyi noonu imagine dëkk bu mel noonu gestion des déchets sax nekk problème te nit ñi dëkk si suñu balee seen kër ba mu set jël mbal di teg ko seen buntu mu jaaxal leen te kenn du ko jël si donc dëkk bi mu ngi màgg mais il faut prévoir cela pour ñu koy gérer parce que dëkk bi fu mu placé wu day attirer nit ñi bëgg na dëkk foofu maintenant nag bu yàggee nit ñu ñëw bëgg a dëkk à chaque fois aussi nga dëkk fenn toog dina amul benn évolution amul lenn lu jógee si ñuy dénk dëkk bi ñëw fekk si la yow ñu ci foofu bu yàggee day doy waar. c'est quoi les propositions pour évolution en une minute parce que temps bi tànc nañu il faut ñu dem journal lan moom pour jeexal proposition boo xam ne yow jàpp nga ne lii Ngexoox suñ ko defee mën nañu am évolution bi xam ne dañ ko soxla woon ci at yi bëri ñu mën ko am benn yoon. sama vision dañ ko tënk si dañaa bëgg fexe ba Ngexoox nekk dëkk bu neex a dund dëkk boo xamante ne koom-koom bi dox na. dëkk boo xamante ne. gouvernance bi dafa yees dafa sell ba ñëpp mun ko roy ci Sénégal dëkk boo xamante ne dëkk bi dafa neex mooy dëkk boo xamante ne santé bi baax na jàng bi baax na transport bi baax na cadre de vie bi baax na ba tey soo génnee bëgg a déplacé wu sa doom jàng nga faju lépp baax koom-koom bi dox mooy lu ma fi wax léegi boobu ba léegi mooy il faut ñu produire lu ñu mën a produire suñu bopp ba si dàll yi tey suñu décidé woon ñu ne dañuy créer benn filière boo xamante ne dàll yi nañ ko def ñu dem ngaay jàng si ñoom wut machine ñu am jël ay centaines de jeunes former leen si et puis dàll yi ñuy dem jëndi fanaan ñu koy defaral suñu bopp donc pavage aussi ak plastique yi soo ko récupéré les entreprises avec yoo xamante ne benn association norvégienne on est partenaire ñoom dañuy jël ay plastique di ko defaraat pour defaraat pavage donc loolu noonu yëpp mooy dynamiser l'économie sans parler de l'informatique des services lu jëm ci assurance lu jëm ci banque microcrédit loolu yëpp il faut la dynamiser beneen gi mooy doxalin gi yees doxalin gi jaar yoon loolu nag mooy transparence nag day nekk gëm-gëm mooy nga gëm ni suñu la dénkee lépp daa war a leer moo tax ñun y a tellement de propositions pour la transparence dans le livre on a écrit donc boobu noonu aussi je pense que peut-être dañu am yeneen beneen occasion ngir ci andi ay leeral sant ko baax gërëm ko moom Ahmed Diallo nekkoon gan tey ci seen bloc d'information laata moom mi nekk candidat foofee ca mairie bu Ngexoox nekk njiital coalition gox yu bees ak itam plateforme bi ñuy woowee Ngexoox bu bees xam naa fan yi incha allah dinañ def ba dalal ci plateau bi Pape Songde Diouf ngir moom tamit mu ñëw andi ay leeral su fekkee Ahmed disposé na itam ñu boole leen ñoom ñaar ngir mbir yi gën a nekk loo xam ne sénégalais yi ak waa Ngexoox nañ ci am ab gis-gis bu leer mbokk yi sant leen baax gërëm leen jox leen dig daje ëllëg incha allah léegi ñu seetaan toute publicité laata ñoo egg si ci xibaar 19:45 en français et c'est avec Adama Nuskaba merci beaucoup